auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum waa auditeur ak auditrice su rajo bi di sunu kër FM asalaamaaleykum waa convergence alternative pour la prospérité Cap Natangué te président Abdoulaye Fall jiite ko maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam man la seen mbokk seen xarit Ababacar Sarr di yëngu ci wàllu xelal ak taxawu jëmale ko ci wàllu yoon man la ñu dénk émission bi nga xamante ni ñoo ngi ko tuddee droit positif sénégalais ñu leen koy defal chaque fukki fan ak juróom ci midi ñoo ngi jéggalu nag parce que émission bi ñoo ngi ko waroon a commencer midi waaye dafa am ay programme yoo xamante ni daf ñuy xaar looloo waral tey ñu ne nañ ko teel a commencer ñun nag émission bi dañ cee fas yéene liggéey bi dafa jëm ci ñaar benn bi mooy fexe xibaar waaye aussi tamit yee les justiciables sénégalais ci yoonu Sénégal incha allah ci kàttanu yàlla fas yéene nañu waxtaan ci ay thèmes yu bari yu am solo waaye tey dama bëggoon rekk ñëw defal leen benn présentation ci thèmes yi nga xamante ni fas yéene nañ ko waxtaanee li ci njëkk mooy ndax kër booy dem ci kër maanaam booy dugg ci kër da ngay jaar ca buntu kër ga bari na ñoo xamante ni dañuy dégg droit rek mais xamuñu lan mooy droit lan mooy yoon xamuñu ko incha allah émission bi nga xamante ni mooy njëkk ñuy wax ci benn thème incha allahu rabbi dina ñëw ak yéen ci lan mooy droit dinañ ci ñëw ak yéen ndax mbokk yi droit dafa nekk xeetu xam-xam boo xamante ni dafa complexe mais aussi tamit dafa nëbbu parce que man damay faral di wax ni ñun juristes yi am nañu liggéey parce que dañu nekk ci réew moo xamante ni nit ñi ñu ci bari xamuñu les textes de loi maanaam maîtriser wuñ ko te li waral loolu rek mooy texte de loi yi dañ ko bind ci benn langue boo xamante ni du sunu langue nekkul làkk boo xamante ni ñun dañ ko nàmp muy français doon na gën a baax nag ñu fexe ba texte de loi yi ñu traduire ko ci wolof muy langue nationale bi ñu traduire ko ci mais aussi tamit yeneen langue nationale yi ñu fexe tamit ba traduire texte de loi yi pour nit ñi mën a xam lan la suñu texte yi wax parce que nit ki yaakaar naa ni balaa muy muytu dara il faut que mu xam ni lii baaxul walla dañ koy tere baaxul te walla dañ koy tere parce que am na benn principe boo xam te ne yaakaar naa ni mbokk yi di ngeen koy dégg muy nul n'est censé ignorer la loi waaye principe boobu pour man balaa muy dëgër dëgg il faut que ñu fexe ba nit ñi texte de loi yi nga xamante ni ñoo ngi koy voté ñu koy président de la république di ko promulguer ñu koy publicité ñu fexe ba texte de loi yooyu nit ñi xam lan mooy signification il faut que nit ñi ñu tekkil leen wax leen signification wu
te li ñu def ci dëxëñ ci texte de loi yi ñu fexe ba nit ñi xam signification bi xam lan lay wund parce que loolu dafa am solo ndax dañu war a bàyyi xel ni ñun suñu population la majorité dégguñu tubaab la majorité dégguñu tubaab ñi ci ëpp dégguñu tubaab am na ci ñoo xamante ni mën nga wax ak ñoom ci bind buñ ko liiree dañ koy xam waaw bu ñu liiree rek dañuy xam mais am na ci ñoo xamante ni il faut que nga wax ak ñoom ci kàllaama bi ñu dégg ñu mën a xam réellement lii mooy lii parce que loolu moom il faut que sunu autorités yi ñu bàyyi ci xel loolu vraiment mbir la boo xamante ni nañ ci bàyyi xel parce que loolu dina tax population parce que texte de loi yi texte loi bu amee rek dañ ko amal pour ay nit mais amaluñ ko pour ay bàyyi ma ay nit lañ ko amal te nit ki war nga fexe ba li nga koy tere nga fexe ba mu xam ko parce que am na loo xamante ni rek dayul am na loo xamante ni dayul comme par exemple texte de loi bu ñu publier ci journal officiel am na ci ñoo xamante ni xamuñu journal officiel parce que niveau d'étude yi du benn te bu dul loolu sax droit dafa nekk benn matière boo xamante ni matière bu technique la il faut que ñu fexe ba nit ñi vraiment gën a xam ñu gën leen a yee ci côté boobu waaw parce que bari na ay nit yoo xamante ni wala soit koo xamante ni Babacar Sarr mi nga xamante ni taxaw na ci mbedd mi def loo xamante ni xamul ni sax loolu yoon daf koy tere xamu ko buñ ko yóbbee ci justice ba justice def liggéeyam ci lay doog a xam ni lii mu def kat yoon daf koy tere waaw te xam nga loolu tamit problème la te ñu mel ni Babacar Sarr dañu bari ci Sénégal ñu mel ni Babacar Sarr bari nañ ci Sénégal xam naa incha allah ci thème yi nga xamante ni dañ koy aborder bu soobee yàlla yu ci bari dina leer daal ci kàttanu yàlla waaw. léegi deuxième thème bi nga xamante ni fas yéene nañ cee waxtaan mooy les branches du droit mbokk yi droit dafa am ay xeet dafa am ñaari xeet dafa am lu ñu naan droit privé am lu ñu naan droit public. droit privé boo leen ko déggee mooy droit bi nga xamante ni dafa dox ci diggante nit ak nit waaw walla droit bi nga xamante ni dafa dox ci diggante nit ak benn société par exemple walla droit bi nga xamante ni dañ koy reconnaître nit ki maanaam droit nit ki droit bi mu am pour mën a dem marié waaw loolu droit la droit boo xamante ni droit privé la. dafa am lu ñu naan droit public nag boo leen ko déggee yaakaar naa ni bari na ñuy dégg droit constitutionnel waaw droit constitutionnel walla droit administratif waaw droit constitutionnel boo leen ko déggee mooy nan la ñuy war a organiser bànqaas yi nga xamante ni ñoom ñooy téye réew am na aussi lu ñu naan droit administratif mooy droit wu administration maanaam yaakaar naa di ngeen dégg administration boobu ngeen di dégg dafa am droit boo xamante ni moom moo koy régir administration du lu ko neex rek mu def parce que dafa am ay kii yoo xamante ni ay textes yoo xamante ni mën nañ ci tudd comme par exemple le code des obligations de l'administration benn xët la boo xamante ni moom ci boppam moom mooy régir administration wàllu doxalinam ak jëflante yi muy jëflante ci biteeg yooyu voilà loolu incha allah muy les branches du droit dinañ ci dinañ ñëw aussi tamit ci lu ñu naan la naissance waaw mbokk yi dinañ ñëw ci lu ñu naan la naissance fait la mais maanaam loo xamante ni fait buñ ko doon tekki ci wolof mooy li nga xamante ni dafa am mais loolu loi daf koy bëgg a jox ay jeexital yoo xamante ni jeexitalu yoon la moo tax ñu naan naissance fait juridique la te naissance dafa am solo parce que ci naissance ci la nit ki di am lu ñu naan la personnalité juridique incha allah dinañ ci ñëw dinañ wax tamit aussi ci li ñu naan le mariage moom yaakaar naa ni
incha allah bis bu ñu duggee ci thème boobu ñu bari dinañ kontaan parce que dinañ leen ci wax loo xamante ni wax dëgg yàlla lu dëgër lay doon. parce que mariage lan mooy mariage dinañ leen ko wax, nan la ñuy mariage nan lay amee ah lan mooy lan mooy àq ak yelleefu ñi nga xamante ni ñoom ñooy les époux, ñi nga xamante ni mooy ku góor ke ku jigéen ki, lan mooy jëkkër ak jabar, lan mooy nan la mariage yëngu-yëngu bu amee ci mariage nan lañ koy réglé ak nan lay mariage di jeexee. yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw. dinañ ñëw ak yéen aussi tamit ci contrat, ndax mbokk yi contrat moom bari nañu koy dégg. contrat moom nee na bu doon mbëru làmb ma xam ni ku bari bayre la. dinañ ñëw ak yéen ci lan mooy contrat, yan mooy maanaam yan xeetu contrat moo am ak contrat nan lay jeexee. mbokk yi dinañ ñëw ak yéen ci commerçant, dinañ ñëw ak yéen ci nan la nit ki di amee qualité wu commerçant, nan la nit ki di nekkee commerçant. dinañ ñëw ak yéen aussi tamit ci àq ak yelleefu commerçant. dinañ ñëw ci nan la commerçant di perdre qualité wu commerçant waaw incha allah dinañ ci ñëw. dinañ ñëw ak yéen aussi ci le foncier. mbokk yi danañ ñëw wax leen lan mooy domaine national, danañ ñëw wax leen lan mooy domaine de l'État, danañ ñëw wax ak yéen ci régime d'immatriculation. ci foofu xam naa dinañ ñëw ci nan la ñuy jëndee ak nan la ñuy jaayee suuf. waaw dinañ ñëw ci transaction yi nga xamante ni day am ci domaine national, parce que bari na ñoo xamante ni dañu naan man de jënd naa suuf, te suuf si ñuy wax ni dañ ko jënd ci domaine national, te alors que bu dee domaine national mënoo jënd suuf, mais les peines et les soins moom nga mën a jënd. incha allah dinañ ci ñëw. danañ ñëw ak yéen ci këru attekaay yi. incha allah dinañ ñëw ak yéen ci këru attekaay yi. waaw dinañ ñëw ak yéen ci les tribunaux, danañ ñëw ak yéen les cours, danañ ñëw ak yéen ci conseil constitutionnel. yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak yéen. danañ ñëw ak yéen ci les acteurs de la justice. les acteurs de la justice bu ñu ko déggee mën ngeen ci tudd magistrat yi, ngeen ci tudd greffier yi tudd avocat yi ak taxawaayu conseiller juridique yi, dinañ ci tudd notaire yi, huissier yi dinañ ci tudd les officiers de la police judiciaire, danañ ci tudd les agents de la police. yooyu yëpp danañ ñëw ak yéen ci les justiciables. voilà kon incha allah boo gisee ma def thème, ma énumérer thèmes yi yëpp, incha allah thème buñ ci jël rek dinañ ci mën a wax lu bari loo xamante ni dinañ ci mën a xibaar nit ñi comme ni ma ko waxee par rapport ak sunu mission, mais aussi dinañ ci mën a yee nit ñi. incha allah dinañ ñëw ak yéen ci lan mooy faute civile. mbokk yi xam nga yoon bu ko nit ki wàccee, wàcc boobu mu koy wàcc dafa am ñaari façon wàcc. mën na doon lu ñu naan faute civile, mën na doon lu ñu naan faute pénale. bu ñu nee faute civile boobu dafa am benn xët bu tudd code des obligations civiles et commerciales, moom moo ci wax. responsabilité civile defe naa da ngeen koy faral di dégg. waaw comme par exemple nit ki nga xamante ni dafa yor benn bàyyi ma ci këram, bàyyi ma bi génn dem def ñombe, walla sax mu yor benn doom ci këram, doom ji génn def benn ñombe boobu mu def nag dafa am ku mu gàllankoor boobu mën na doon mu gàllankoor ko ci wàllu yaramam, gaañ ko muy dommage walla dommage physique. mën na ko gaañ aussi tamit ci wàllu alalam, bu boobaa dommage matériel la ñuy wax. mën na ko gaañ aussi ci wàllu honneur, bu boobaa dommage moral la ñuy wax. nit ki code des obligations nee na bu fekkee nit ki da nga ko gàllankoor, moom dafay am droit sukkandiku ci article bu ñu naan 118 du code des obligations civiles et commerciales, bu ma juumul ci article bi, pour yóbbu ko ci yoon pour mu jox ko ndàmpaay. kon mbokk yi
droit bàyyiwul dara. beneen bi aussi dafa am lu ñu naan faute pénale. faute pénale boo leen ko déggee mooy li nga xamante ni xam nga dafa am lu ñu naan les infractions à la loi pénale. dafa am ay ñaawteef yoo xamante ni dafa am sunu benn xët bu ñu naan code pénal moom daf ko prévoir ba pare indi ay sanctions maanaam ñaawteef boo leen gis am na benn xaatim wala benn xët bu ko prévoir bu ko prévoir mais aussi tamit indi ay daan ci loolu. waaw xam naa incha allah faute pénale boobu dinañ ci ñëw ci anam bu yaatu bu soobee yàlla. waaw code pénal bi. mbokk yi incha allah comme ni ma leen ko waxee dinañ ñëw ak yéen ci faute pénale. faute pénale dina ñëw te faute pénale buñ ko waxee rek mooy suñu xel day dem ci infraction à la loi pénale. dinañ ci ñëw ak yéen danañ ñëw ak yéen ci les sanctions parce que droit ku ko wax sanction. waaw parce que droit mooy lan lii kat dañ ko teg képp ku ko wàcc lii moo lay xaar. incha allah dina ñëw ak yéen ci sanction yi nag dafa bari ay xeet. am na lu ñu naan sanction civile, sanction pénale, sanction administrative yooyu yëpp ak sanction disciplinaire yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw bu soobee yàlla. dina ñëw ak yéen aussi ci les actes juridiques. mbokk yi yaakaar naa ni bari na ñuy dégg plainte dina ñëw ak yéen ci plainte. ci façon bu yaatu tekki leen ko ngeen xam lan mooy plainte. dana ñëw ak yéen ci procuration dinañ ci ñëw ak yéen yaakaar naa ni bari na ñuy dégg procuration. dana ñëw ak yéen ci décharge. décharge dinañ ci ñëw ak yéen. dana ñëw ak yéen ci requête. dana ñëw ak yéen ci contrat. boo leen gisee ñu indi thèmes yi parce que day thèmes yoo xamante ni nit ñi dañ koy dund. xam nga li am solo mooy ngay waxtaan ci li nga xamante ni nit ñi soxla nañ ko. wala nit ñi ñoo ngi koy déglu tout le temps te bëgg di ko dégg tout le temps te bëgg a xam lan lay tekki loolu dafa am solo. waaw li nga xamante ni nit ñi dañ koy soxla foofu lañ ñuy xaar fexe ba nit ñi xam parce que xam nga maanaam man damay def la distinction entre un avocat et un conseiller juridique. Un conseiller juridique moom day prévenir les risques d'ordre juridique parce que nit ki nga xamante ni wax nga ko lan mooy contrat ak yan façon contrat moo am ak wala soit nga ni ko booy signer contrat balaa ngay signer contrat defal nii kooku yaa ngi koy dimbali. wala soit nit kuy jënd suuf nga ne ko booy jënd suuf bu dee ci domaine national la jëlal mesures yi wala bu dee titre foncier jëlal mesures yi kooku yaa ngi koy dimbali parce que la nga koy digal bu ko defee. waaw parce que la nga koy digal bu ko defee mën naa ne da nga koy jàppale da nga koy musal ci contentieux maanaam conseiller juridique bi moom dalay jàppale di la wax fan ngay teg sa tànk nan ngay def balaa ngay dugg ci projet. nga consulter ko ne ko man kat damay dugg ci projet sàngam waaye bëggoon naa nga xelal ma ci wàllu yoon ba du ma dugg ci ñombe wala du ma def erreur. loolu mooy rôle conseiller juridique. avocat nag en général avocat ci contentieux rek lay am parce que ñëpp gis nañ xam nga boo demee ci réew yi nga xamante ni réew yi am doole yi réew yi en général da ngay gis koo xam ne day am avocat am un conseiller juridique. conseiller juridique bi moom moo koy gérer léppam lu jëm ci wàllu yoon bu demee nag ba contentieux am nag bu boobaa conseiller juridique bi day jël dossier bi dem jox ko avocat traité ko mais fii ñu ci bari balaa ñuy xam avocat sax wala balaa ñuy gis sax avocat contentieux day am. looloo waral man dama sama xel bu gàtt man dama jàpp ni conseiller juridique yi dañu war a bari bu ko defee dinañ mën a jàppale population bi ci lu bari ndax droit bi
dafa nekk benn xam-xam boo xam te ni dafa tëju. am na ñoo xam te ni bu ñu déggee droit rek tiit nañ te incha allah tiitaange boobu nit ñi am ci kàttanu yàlla émission bi képp ku koy topp dina dañ ci yow ba ci sax am na ñoo xam te ne bu ñu déggee kii de droit la def rek ñoom seen xel wala soit étudiant buy jàng pareegul jàngam wala ay famem jàpp nañ ni étudiant bi avocat la war a doon wala magistrat te alors que mën nga doon leneen ak leneen parce que juriste moo maanaam métier wu juriste dafa yaatu te loolu incha allah dinañ ci ñëw gën leen ko tekkil waaw bu soobee yàlla. mais actes yi yëpp ma lim muy plainte ak procuration décharge ak yooyu seen conseil juridique mën na leen ko defal. am na acte yoo xam te ne nag avocat moom moo koy def waaw am na acte yoo xam te ne tamit aussi yoon UIC rek la jox pour mu def ko muy ay assignation wak defe naa di ngeen koy dégg assignation surtout ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu wala soit dañoo loué ñooñu en général bu ñu demee ba respecté wuñu seeni obligation de paiement bu boobaa borom kër gi da leen yónnee assignation te assignation boobu ci UIC lay jógee. dinañ wax ak yéen aussi ci commandement de payer par exemple commandement de payer loolu këyitu UIC la. danañ wax ak yéen aussi tamit ci constat d'huissier waaw dinañ ci ñëw ak yéen waaw parce que mbir bu amee da ngay woo UIC mu constater la ko loolu incha allah dinañ ci ñëw ci anam boo xamante ni anam bu yaatu la waaw incha allah daal émission bi képp ku ko dégg képp ku koy topp lépp loo war a xam ci yoon incha allah ci kàttanu yàlla di nga ko ci xam ndax ñun comme ni ma ko waxee ci bi ñuy commencé émission bi suñu rôle mooy fexe ba nit ñi xam loi wu Sénégal dafa am solo incha allah loolu dinañ ci taxaw lépp luñ ci mën rek bu soobee yàlla dinañ ko ci def waaw xam naa incha allah fii la ñuy yamale émission bi xam naa du ñàkk sûrement dina am ñoo xamante ni bëgg nañ indi ay laaj waaw waaye amul benn problème saa yoo leen dugalee seen laaj rek bu soobee yàlla ñun dinañ fexe nuñ ci indee tontu bu soobee yàlla dimanche bii di ñëw dinañ dugg ak yéen ci premier thème bi muy qu'est-ce que le droit positif ñu ci ñëw ak yéen lan mooy yoon dinañ ci ñëw ak yéen bu soobee yàlla dinañ ci ñëw ak yéen parce que nit ki boo koy wax dara il faut que tamit nga jox ko tous les éléments nécessaires pour mu mën a maîtriser carrément yow li nga koy wax waaw bu soobee yàlla loolu boo leen ñu ci toppee lépp loo leen war a xam incha allah di ngeen ko xam waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment amoon nañ contentement trop waaw ci defal leen émission bi di remercier aussi le président du parti de la convergence alternative pour la prospérité Cap Sénégal Natangué monsieur Fall maa ngi koy nuyu di nuyu ñëpp di nuyu sama jigéen yooyu di Fatou Lo ak madame Wade maa ngi leen di nuyu bu baax waaw jërëjëf xam naa incha allah ñoo ngi xaar ci kàttanu yàlla laaj yi incha allah jërëjëf.